jaajëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñëw seen émission bi nga xam ne mooy miroir Covid 19 ñu jagleel ko li nga xam ne moo nekk wàllu mbas mi fii ci réew mi ak biti réew gis ngeen jamono ji lu ëpp juróom-benni junni ci ay cas am nañ ko ci li nga xam ne moo nekk wàllu coronavirus bi li nga xam ne nag ñoo ci faatu dem nañ bay jege téeméer li ko dege daanaka ñaar la naka noonu ñu nekk ci kër docteur mot nañu ñaari junni ak lu teg moo tax nag tey ñuy dooree émission bi nga xam ne moo nekk miroir Covid 19 ñu jagleel ko mbas mi lépp ngir daan coronavirus fële ca diwaanu Diourbel foofu nag fukk ak ñaar ci ay nit ñoom donc ñoo nekk ca kër docteur jamono ji ñu leen di saytu xool li nga xam ne moo nekk seen wàllu wér-gu-yaram lépp ci wàllu matuwaay jël nañ ko wàllu mesure barrières yi jamono ji nga xam ne élèves yi delluwaat nañ ca l'école yi ngir daal di jàng protocole sanitaire yi ñu daal di koy respecté Mouhamadou Moustapha Ndiaye la ñuy fekk ca Bawol ca diwaanu Diourbel Mohamed ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay delloo nuyoo di nuyu mbokku téléspectateur u TFM yi di leen dalal fii ci département bu Diourbel mi yeewoo ak ñetti cas communautaire yóbbu lim bi ci ñaar fukki cas ñaar fukki yi nag fukk ak ñaar yi nekk ay cas contact juróom-ñett yi nekk ay cas communautaire ñaar ñàkk ci seen bakkan juróom-benn wér ci jamono yi may wax ak yéen fukk ak ñaar yi ñu ngi sous traitement. soxna Faty l'école bi tàmbali ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin ci li ñu seetlu ci école département bu Diourbel disposition yi jël nañ leen ba mu mot sëkk matériel bi mu ngi sur place jàngalekat yi ñëw nañ te lu ëpp ci dongo yi it ñi ngi fii ci lycée technique Cheikh Amadou Bamba bu Diourbel monsieur Sow di proviseur bi duñu xamal ne wax dëgg yàlla amul benn jafe-jafe. déjà le 2 bi ñu programmé woon rentrée bi emploi temps yi jotoon nañ ko defar. enseignants yi jotoon nañ jël à 70% seen emploi de temps ba dem élèves yi aussi seen emploi de temps pare woon na mais jotuñ ko affiché donc tey ce matin la ñu affiché emploi de temps yëpp bu dee mesures yi ñu war a jël aussi pour respecter distanciation yeeg lavage mains yi tout ça vraiment tout le matériel est disponible. on a reçu un bon lot boo xam ne bii ci kii lañ ko jëlee ministère lu jëm ci gel lu jëm ci thermoflash lu jëm ci bac à ordures. lu jëm ci madar vraiment tout le matériel est disponible. ngir lépp mën a gën a yemb kii di proviseur sortant bi di monsieur Diédhiou nemmeeku si na waa école bi indil leen ay jumtuwaay ngir liggéey bi gën a mën a jàppandi. sama xel moom toujours fii la nekk fu may xalaat LTAB lay xalaat. effort yi wax dëgg yàlla bu école di école musuñu sonnee nii ci école bi njëriñ bi mooy lan ñoom ñii di def bac mun a réussir au baccalauréat man résultat LTAB sama résultat la di leen ñaanal ñu am résultat yi gën na élèves Sénégal yëpp réussir mais yaa LTAB daal nañu def le meilleur résultat. lii lañ leen taataanaloon fii ci département bu Diourbel di leen dig daje ci beneen numéro miroir Covid 19 Mouhamadou Moustapha Ndiaye seen correspondant fii ci département bu Diourbel. Mouhamadou Moustapha Ndiaye di la jaajëfal ñu dem ca diwaanu Louga foofu nag ñoom amatuñu benn cas ci feebar bi nga xam ne moo nekk coronavirus te ci loolu nag moo tax ñu jot ab matériel di ndimbal bu am solo bu tolloog fanweeri million ci suñuy koppar jëm nag ci wàllu masque alcogel ak li nu mel moo tax kii di médecin chef région bi daal di ñaax Louga tuwaay yi ñu gën a jël seen i matuwaay ba mbas mi nag dootu leen laalati benn yoon foofu ca Louga dañ fay fekki Thierno Fall. ñu ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi fii ci Louga nag ñu wax ci tolluwaay jàngoro yi Covid 19 li ñu seetlu mooy jamono yi am na ak dal loolu yëpp nag lu jara sant yàlla la waaye warul tax nit ñi dellu ginnaaw ci xeex bi looloo tax sax ki nga xamee ni si moo di médecin chef bu région bu Louga daal dinay ñaax askan wi ñu gën a fagaruwaat bu baax a baax suñu bëggee jàngoro ji jóge fii complètement. depuis bi weer bi amee fukki fan ak ñett ba léegi amatuñu beneen cas donc ñu ngi sant yàlla ci loolu mais lenn mooy li nga xam ne mooy lu leer mooy lan mooy que ni génnaguñu ci mbas mi tey la waalo gën a ay li tax mu gën a doy waar tey mooy teykat bi ñu defee assouplissement bi li nga xam ne mooy mesures yi ébi yoon yi donc ñi fiy dugg di génn xamuñu leen ak école yi donc xamuñu kan moo ko yor kan moo ko yorul donc encore une fois je pense que li gën a am solo mooy nañu respecter mesures barrières yi te xam ni que ni tant que respecté wuñ ko da exposé nañ suñu bopp
et expose nañ suñuy njaboot. lu aju ci wàllu xeex boobu nag ñii di personnel de santé bi ñoom seen taxawaay daf ci am solo lool moo tax ñu war leen a aar bu baax a baax lool moo tax nag ba partenaire région bi ci wàllu wér-gi-yaram yëkkati don bu am solo jagleel ko comité de gestion bi ngir ñu mën a jàppale personnel de santé boobu ñu mën a aaru ci jàngoro ji. matériel bi nag daanaka ñu ngi ko destiné vraiment donc au personnel médical et également aux acteurs communautaires yi nga xamante ne ñoo nekk vraiment ci njëlbeenu xeexu mbas mi. jëf ju ni mel nag gouverneur bu région bi di Bouya Amar jiite tamit comité de gestion bi rafetlu na ko bu baax a baax. INEFIA yi nga xam ne ku ko xam ne vraiment c'est un partenaire traditionnel de l'État xam nga tey ci wàllu vraiment santé vraiment ku ne gis na ci taxawaay INEFIA yi ndimbal boo xool dafa nekk ndimbal bu am solo parce que tey ndimbal bi ñuy jot tey mën na ci vraiment 40 millions vraiment yoo xam ne daal ci ay matériel la xam ne pour mieux protéger le personnel de santé. kon fii la ñuy daanele di leen jox dig daje ba suba ak jàmm incha allah. gannaaw ba ñu jugee Louga ak Thierno Fall dañuy dem ba diwaanu Sédhiou foofu nag police ba ñoo fay def liggéey bu am solo dugg ca askan wa rawatina ca ndaw ña képp koo xam ne gis nañ la takkoo lii di masque dañ lay jàpp daal lay téye jamono ji am na ab lim boo xam ne téye nañ ko moo tax nag ñu ngay jéem ay médiation waxtaan fexe nañ leen di bàyyi ba ñu delluwaat ci seen kër bu ko defee xale yi tamit takk masque mbas ma daat fay mun a jóge diwaanu Sédhiou ñu fekk fa Bakary Konté. ñu ngi lay sant gërëm la tey nag am na benn gëstu boo xamante ne def nañ ko diggante policiers yi ak ndaw yi nekk fii ci diwaanu Sédhiou neexul noonu ndaxte gis nañu ay ndaw yu bëri yoo xamante ne du ñu sol masque ci dëkk bi tamit lu mel ni quartier Santassou Morikunda wala boog Mansakunda boo doxantoo généralité mooy nit yi du ñu sol masque ba tax na police daal di commencé di def ay arrestation wante nag am ay ndaw yoo xamante ne ñoom commencé nañ riposter parce que ñi ne police day ëppal am na ñoo xamante ne seen kër sa lañ leen di fekk ñiy lekk ñu ne forcé da nga di sol masque te ñu ne loolu mënul nekk am ñeneen ñoo xamante ne ñu ne bu ñuy football ci terrain yi ñoom dañuy leen di forcé ñi sol masque ñeneen di ne football terrain boobu sax dañ ko tere ba tax na mu nekk problème boo xamante ne indi na njiix njaaxa diggante police ak ndaw yi nekk fii ci diwaan Sédhiou wante nag mu am ay ndaw yu jóg dem régler problème boobu pour police mën a déggoo ak ndaw yi nekk fii ci diwaanu commune bi ñi def ay réunion ak imam chef de quartier yi ndaw yooyu ñuy daal di fekk kenn ci ñoom ñi koy woowee pa bi jéete nekk responsable ci mouvement yooyu ñuy woowee culturel fii ci diwaanu Sédhiou. li nga xam ne mu ngi dox ci dëkk bi te mu nekk problème bi nga xam ne diggante police ak askan Sédhiou la ñu bëgg pour que police ak askanam ñu nekk ci jàmm dox ci jàmm waaye lépp li nga xam ne daal tey nguur gi daf ko teg te mun na nekk li nga xam ne mooy charia pour que nit ñi sol ay masque pour que nit ñi mën a nekk ci ndigal bi nga xam ne loolu la fi nguur bi bay loolu la fi état bay pour que nit ñi doxal tànk boobu noonu. loolu nag mën a indi jàmm diggante police ak ndaw yi nekk fii ci diwaanu Sédhiou. Bakary Konté di ko jaajëfal bu baax a baax ñu dem ba diwaanu Daara ak Linguère ngir fexe nag ñi nga xam ne ñooy retraité yi nekk ci armée ak ñi ñu libéré ñoom tamit ñu daal di am loo xam ne dinañ ci jàpp maanaam réinsertion sociale bu am solo moo tax am nañ lu toll junni ci ay hectares foofu ca diwaanu Daara Jolof ñu fas yéene koo bay ñu dénk ko nag benn ancien commandant major Omar Cissé te ci loolu moom liggéey nag benn menuisier métallique boo xam ne da ko defal ab machine di nga mën a saxal sa mbir te doo utiliser li nga xam ne moom moo nekk ab jur maanaam fas leneen lu mu doon te ci loolu nag mu nekk loo xam ne lu am solo la dañuy dem foofu nga xam ne moo nekk ci diwaanu Linguère Mamadou Moustapha Ndiaye lañ fay fekke miroir Covid 19 tey nag fii ci Jolof dañuy waxtaanee lu jëm ci wàllu mbay ndax armée nationale ngir assurer la réinsertion sociale ñi nga xam ne nii ñoo di way à la traité yi ak ñi nga xam ne dañ leen libéré dafa créé fii benn tool boo xam ne nii mi ngi toll ci junniy hectare tool boobu nag li ko tax a jóg rek mooy fexe ba ñi nga xam ne ñooy way à la traité yooyu ma wax ak ñi nga xam ne ñoom lañ libéré ngir ñu mën faa daan seen doole. dañoo jël tool boobu teg ko ci loxo yi ki nga xam ne moo di Omar Cissé nekkoon ancien commandant de la brigade de gendarmerie bu Daara Jolof moom nag ngir ñoŋal mbay moomu dafa créer benn machine ànd ceeg soudeur métallique yi ak mécanicien moto yi muy machine boo xam ne nii day ji machine boobu nag du takk fas ñi ngi koy wooyee noppal fas. machine bi ngeen gis nii mooy machine bu pour ji la. motorisé. Deuxième avantage bi mooy ñu noppal jur gi. machine da daal dafa nekk benn affaire boo xam ne une pierre deux coups la. ak deux pignons yoo xam ne pignon bi ci kaw pour le système de rotation du moteur bi ci suuf pour le système de rotation bu pneu yi. avantage bi fii mooy ñaari dispositifs yi
bu ñuy fonctionner dañuy synchroniser sont jumelés mais bu ngay dem ba jël beneen ligne benn dispositif bi mooy dispositif tractant bi mooy ku def li ci des parce que engrenage bi àndul ak chaîne bi donc booy tourner doo yàq sa gerte parce que disque bi du tourner y a que le dispositif tractant mooy tourner boo tegaat ci suuf nag boo tegee ñaar yëpp ci suuf rek ñoom ñaar ñu ànd jumelé nga mën a ci lu la neex. parce que essence bi en aucun cas parce que c'est essence fi mu nekk mooy dans un truc étanche du génn du toq du siit yaa ngi xool nga xool bi donc amul benn risque ci yàq environnement bi amul benn bi risque pour yàq daal ci gerte gi donc ku nekk fi nga nekk yaa ngi def li nga li la war pour que vraiment ñu mën am le résultat escompté. Le coût ça tourne autour de 330 000. kon nag tey li leen indiloon ci seen magazine Miroir Covid 19 ma àndoon ceeg sama cameraman Omar Sam Bilel Ka. jërëjëf Mamadou Moustapha Ndiaye bu ñu jógee foofu dañuy jubal rek daal di dem fële nga xam ne moo nekk ci diwaanu Matam foofu nag lii di Covid 19 laal na bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk yi nga xam ne ñoo nekk dëkku kaw gi ñooñu nag jamono ji ay jafe-jafe yu métti la ñu am ñu jëm nag ci wàllu li nga xam ne moo nekk nawet moo tax waa SAED ñoom fas yéene nañoo bay lu bëree bëri ci wàllu ceeb ngir jàppale leen lu tolloog 8500 hectares moom la ñu fas yéene jël def ci lu nu mel moo tax nag jamono ji foofu nga xam ne moo nekk ca Matam dañuy dem fekki fa Ali Bandel Niang ñu gën ci am ay leeral Ali Bandel Niang ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen dalal jàmm fii ci région bu Matam tey nag ñu nar a waxtaanee ak li nga xam ni jëm na ci wàllu mbay mi kenn réewul mbir mi bi mbas mi duggee ci réewum Sénégal bokk nañu ci gën a loru di bokk agriculteurs yi maanaam baykat yi ku wax diwaanu Matam nag sa xel dem ci wàllu mbay moo tax tey jilee li nga xamante ni moom lay objectif ci wàllu aménagement maanaam mbayum dër bi kër gi di waa SAED li ñu bëgg def ren ji daanaka dañuy battre record lépp luy emblavement ndaxte nag 8500 hectares la ñu bëgg mbayee ceeb ci campagne nawet bi nga xam ni door na jamono yi bu baax a baax li ci gën a leer ak Abou Sow moom mooy ingénieur chef de la délégation SAED bu Matam. Covid bi dafa tombé juste bi mu ñëwee ñuy préparer campagne contre saison chaude bu ren bi boobu loolu nag bi mu amee béykat yi ak SAED ñëpp a taxaw xam ni vraiment war nañu def ay jéego yu gën a sori. pour mën a am lu ñuy dundee donc moo tax campagne nord bi passé def nañu lu ëpp 2,000 hectares te loolu daaw ñu ko def pour nawet bi aussi def nañu xayma ak suñu mbokk béykat yi ren bëgg nañu béy juróom-ñetti junni ak juróomi téeméer hectares soo demee Unaare ñi ngi liggéey soo demee si Daande Maayo bi ñi ngi liggéey zone bu nekk am na lu ñu fa def pour jéem a dimbali béykat yi ba tool yi gën a méngoog ni mu war a mel. Je pense que dispositif de terrain wu SAED bi mi ngi ci biir àll bi di liggéey pour accompagner producteurs yi gis nañ ne aussi gouverneur ci boppam jóg na sol ay dàllam dugg ci gox-goxaat yi waxtaan ak béykat yi ba ñu gis jafe-jafe yu ñu jànkonteel ñoom ñëpp jafe-jafe yooyu yëpp nag ñu ngi ciy waxtaan pour xool yan saafara lañ ciy def pour campagne bi nekk campagne bu mucc ayib. ci dynamique boobee nga xam ni jël nañ ko nag lépp rek ngir suqali mbay mi bu baax a baax kër gi di PADER di projet boo xam ni waa FIDA nguuru Sénégal ñoom ñoo ko financé daanaka lu ëpp téeméer ak juróomi tonne jiwu ceeb joxe nañ ko diwaanu Matam ak yeneen intrants yi nga xam ni ci xayma dina mën a jàppale ba ñu emblavé lu ëpp 4000 hectares ci wàllu ceeb. Mouhamadou Moustapha Boy mooy njiitalu PADER ci diwaanu Matam. ay producteurs yi ci wàllu semence ak engrais. donc ci ndimbal loolu ci wàllu semence nag toute la région de Matam gis nañ ni PADER joxe na lu toll ci 100 tonnes ak juróom-ñaari fukki semence bu variété Sahel 108 ci loolu tamit joxe na urée mooy 200 tonnes ak juróom fukk ci urée ak 200 tonnes ak juróom fukk ci DAP loolu yëpp bu ñu ko xaymaa mën nañ ci emblaver mooy maanaam mën nañ ci bay gratuitement lu toll ci 4,000 hectares ak 400 daanaka ëpp na genn wàll gi yëpp bu ñu koy xool ci les départements de Matam ak Kanel muy nekk ndimbal lu am solo yu nga xam baykat yi mën nañ ko emblaver te duñ ci génnee benn dërëm bu ñu weesoo loolu tamit yëngu nañ ci wàllu basi bi lu ci ëpp ci département de Kanel joxe nañ ci lu ëpp juróom-ñaari tonnes ci wàllu basi bi joxe tamit 100 tonnes ci semence NPK ci engrais NPK. ci engrais NPK boobu nag mën nañ ci emblaver lu toll ni
daanaka juróom-ñaari téeméeri hectares nga xam baykat bi mën na ko bay ci basi te du ci génnee benn dërëm te loolu bu ñu ko defee dañu bëgg jàppale baykat yi nga xam ni moom la Covid bi jàpp su ko defee ñu def seen campagne agricole 2020 ak 2021. ci tënk mu nekkoon li ñu jàppoon tey mais laata ñuy tàggoo ñu defal leen situation bi fii ci diwaanu Matam bi fi mbas bi duggee ñaari fan ci weeru juin ak léegi fukki nit ak juróom-ñett jot nañoo am jàngoroy coronavirus waxtu wi ñuy àddoo ñeenti ci ñoom dong ñoo desandi ci centre de traitement ba nekk fii ci hôpital régional bu Matam di leen jox dig daje ëllëg ak yeneen xibaar. jërëjëf Ali Bandel Niang ci xibaar yu am solo yooyu ñu jëlee ci diwaanu Matam mbokk yi looloo gënoon fës ci li nga xam ne moo jëm ci xibaar bu ñeel mbas mi ci nga xam ne moo nekk fii ci biir réew mi neskis gannaaw bàkk bi ñu dem ci xibaar bi ci réew yi. mbokk yi jërëjëf ci àndandoo beeg télévision Futur Média ñu wéy ak yéen ci xibaar bi nga xam ne moo ñeel mbas mi ci diwaanu biti réew ca Côte d'Ivoire lañ koy dooree ñoom mbas mi sonal leen lool jamono ji ñu am nag yeneen jafe-jafe jëm ci wàllu taw yu métti métti moom moo fa taw am fa nag yàq fa lu bëree bëri ñu bëri nag daal ci ñàkk seen bakkan dëkk yi kenn mënatul dem kenn mënatul dëkk ndax li nga xam ne moo nekk tali yi ci boppam sax dañoo mujj daal di tagg ngir am ci leeral dañuy dem ci diwaanu Côte d'Ivoire daal di fay fekk ki nga xam ne moo nekk Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu du nuyu suñuy téléspectateurs ñu dellu si waat suñu émission Miroir Covid-19 tey nag ñu nekk Abidjan kéemtaan am fii ndox mu dul jeex ca bari trop ba jaaxal ñu le 18 alxames ba le passé fële ci Agnama bokk ci district d'Abidjan lu toll ci fukki nit ak ñett ñoo fa génn àddina ndax ndox mi moo daaneel seen i kër ba dagg raay bi jóge Burkina dugg Côte d'Ivoire route bi jóge tamit Abengourou fële ci nooru Côte d'Ivoire fële ci nooru Abidjan maanaam ndox mi tamit dagg na tali boobu ba delluwaat ci réew moom xaw a jafe alxames si démb ji nag xaw na doy waat trop ci taw bu bari daal di dugg ci commune Abidjan fële ca Ribera Palmarin kenn mënta jàll cité Alabra ba 9 kilos nit ñi mënuñoo dox di ko def fii ci côté Adjamé ñu koy wax Carrefour Indénié jaar fa yombul dëkk bépp dafa fees dell ak ndox ba kenn mënta liggéey képp ci yoon oto boo xay sax guddul pour nga génn problème lay doon gis nañu dégâts matériel bi am na solo ndax oto yu bari ñàkk nañ ci ndox mi ay nit ñoo xam ne seen kër dafa daanu ak ñoo nga xam ne tamit jot nañ cee ñàkk seen bakkan ndax ndox mu bari moo nga xam ni jaaxal na askan wi ba mu ngi nii tey ji sax ñu ngi ñuy xamal naa ñu àjjuma bi samedi ba dimanche ndox mi du taxaw ba tax na kenn mënut a liggéey ndax ndox mu bari gis nañ nag Covid 19 bi jamono jee ñu génn cas yi yokkoon na lool ba jaaxal ñu waaye fan yi yàlla sa borom def na ci jàmm ba wàccaat na nit ñaa ngi ci centre de dépistage yi di xool seen wér-gu-yaram ak seen bopp loolu lañ leen indil tey bala ñoo tàggoo ak yéen nag danañu jaale sunu sang bi nga xam ni moo fàttu démb di Serigne Pape Malick Sy mi nga xam ne mooy caatum Serigne Babacar Sy ñu di ko ziar toute la umma islamique rawatina nag ñi nga xam ne mooy la fédération des daïra Tidiane soxna Fatou fi lay wàccee suma kàddu leen jox rendez-vous beneen yoon ci télévision Futur Média. Cheikh Ibrahima Fall ñu lay jaajëfal bu baax a baax bu ñu fa jugee dañuy dem réewum tugal ci Italie ñu nga dem wax jamono ji lépp lu jëm ci ñi nga xam ne ñoo fa amul ay kayit ñu fexe bañ am kayit ba mun a liggéey jamono ji nag ñu ngi ciy jël ay matuwaay yu bëree bëri rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk autorité sénégalaise yi ngir fexe ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ñu am mbirum passeport dañuy dem ci Italie daal fay fekk Augustin Faye Augustin ñu ngi lay nuyu. jërëjëf ñoo ngi leen di nuyu it fii nag ci réewum Italie bi régularisation ñi nga xam ne nag amuñu kayit te di liggéey nag ci wàllu agriculture ak ci kër yi tàmbale nag ba léegi askanu doomu réew Sénégal bi di fi dund nag te régularisation googee yitteel loon amoon nañu nag njaaxle rek ci naka la ñuy amee nag ay passeport ngir rek bokk ca liggéey ba nag yeexoon lool nag ca ndorteel waaye nag loolu tax na nag ba gouvernement réewum Sénégal jaral ko nag ci ministère de l'intérieur yónnee fi war nag yeneen commission nga ngir rek gën a yombal liggéey googe waaye nag ñu seetlu ne rek ba tey am na ay jafe-jafe ci wàllu woowu kii nag di Khadim Gueye di chroniqueur bu mag fii ci réewum Italie ci réseaux sociaux yi ci xarale yu bees yi moom nag def na ci ab gëstu def na ci ab l'enquête lan moo ruus ca loolee nga xam ne def na ko niki gëstu lii lañ ci tontu.
mbir mi Augustin noonu nga ko waxee noonu la demee Napoli la xewe ak fa la ñuy wax Sardinia waaw Napoli moom erreur bi ñu def mën naa ne erreur de bonne foi la ndax ki nga xam ne moom lañ chargé woon mu yor quittance yi dafa juum bind ci 35 euros au lieu de 31 euros bi nga xam ne moom la état Sénégal wax ne laajuñu benn dërëm en plus waaw. gis nañ sax ne consulat honoraire yi nga xam ne si ñu ngi fay déposer ay passeport ki nga xam ne si mooy ambassadeur bu Sénégal di Pape Abdoulaye Seck dindi na 30 euros yoo xam ne si waroon nañ ko fay ci consulat honoraire yooyu donc 31 euros foo mën a déposer sa passeport moom la état bi laaj ñu lenn donc 35 euros yooyu bi ñu ci rendre compte ci première semaine bi ñuy déposer ci lañ ci rendre compte après nag ñu décider ne képp koo xam ne si da nga retiré sa passeport boo ñëwee di ko jël si daañ la delloo sa 4 euros yooyu waaw ndax kooku moom mën nañ ne luubal amu ci ndax daf ko bind noir sur blanc ci quittance bi donc daf doon dem directement ci trésor bu Sénégal ok donc kooku mën nañ ne erreur de bonne foi la. ba mu jógee nag Napoli ak ñagas-ñagas nag yi amoon nag ca njëgu quittance yi doon tax rek nga mën a déposer passeport mu di rek njëgu timbre bi Khadim Gueye nag jokkoo na ak waa Sardaigne li ñooñee nag yan jafe-jafe la ñu am ca diwaan googee leeral yi la ci Khadim indi. Sardaigne nag moom la fa xew moom dañ leen a laaj ca Cagliari ñu laaj leen 50 euros. ca Olbia 51 euros donc Cagliari 19 euros teg nañ ko ci te loolu bi ñu leen laajee lu tax ña nga xam ñoo yor association ya doon organiser arrivé wu policiers yooyu doon defar si passeport yi foofu ñoom dañ ne dañoo am ay frais seen ay frais gars yi doon liggéeyandoo ak ñoom affaire yooyu donc il fallait ñu teg ci pour mën a récupérer ñoom seen frais yooyu donc 19 euros ak Cagliari di 20 euros ñu def ko fële ca Olbia mu metti sénégalais yu bare waaw waaye mënuñ si woon dara ñii ñoom ñoo organiser ñoom ñoo teg seen ay nit foofu ne ku ñëw da nga war a fay 50 euros yi boo bëggee déposer ou 51 euros fële ca Olbia ñun nag naqarlu nañ ko sénégalais yi naqarlu nañ ko pour mu leer rek xam ne gouvernement moom lañ waxoon 31 euros lañ laaj teguñu ci dara donc ñii ñoom ñoo ko décider seen bopp pour seen ay frais. ndax commission yi di yëngu ci defarum passeport yi fii ci réewum Italie a ngi wéyal seen liggéey ni mu waree lii mooy leeral yi ci Khadim Gueye indi. xale yi nga xam dañoo agsi ci gaal yi dem nañ ba fekk leen fële ci Sicile fa ñuy wàcce ñu ci bare yàlla def na am nañ passeport ndax yombalal nañ leen ko waaw këyit bu ndaw bu démontré que ne rek yow sénégalais ga état bi dimbali na la. ak staff bi ñëw fii ak li nga xam ne mooy consulat yi ne fii bu Milan beeg ambassade bee nekk ci Rome ak consulat bu Napoli vraiment seen taxawaay rafet na sénégalais yi kontaan nañ ci à part petit affaire boobu waaw loolu nag ñi ngi ñaan yàlla beneen yoon rek bu état waxee ne lii la ñuy fay sénégalais bu ci nekk boo demee ku la ci bëgg a tegloo ab dërëm ne ko du ma ko def te dañu defal sa passeport par force. di ko jaajëfal kooku di Khadim Gueye mu nekkoon rek liñ leen indiloon niki xibaar ñeel nag askanu doom réewum Sénégal bi di dund fii ci réewum Italie di leen jox rek dig daje ci beneen numéro Miroir Covid ak yeneen xibaar. gannaaw réewum Italie buñ jaajëfalee bu baax a baax Augustin Faye dañuy jubali ci réewum États-Unis foofu nag El Hadj Ndaw dem na daal di dajeek sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo bloqué woon foofu ca réew ma bëggoon ñibbisi yàlla def na jàmm ñoom nag jël nañu avion dellu si fii ci Sénégal El Hadj Ndaw daje na ak ñoom ñu dem ci diwaanu États-Unis fekk fa El Hadj Ndaw. ginnaaw bi ñu nuyu téléspectateur u TFM yëpp tey nag ñëw nañ fii ci aéroport comme ni nga ko xamee Sénégal yi nga xam ne ñoo fi bloqué woon ñoom la ñuy ñëw vraiment wax leen li nga xam ne nii mooy ñooy jël seen réaction dina nekk lu am solo ñu ñëw ci génn léegi incha allah. alors yéen a ngi préparé dem nan ngeen gisee li nga xam ne jot na fi xew ngeen xaw fi yàgg tuuti réaction. sant yàlla rek. sant yàlla loolu moom c'est indépendant de notre volonté ñun ñëpp dañuy xam ne que rek lu yàlla suñu borom dogal la. contexte bi c'est international c'est mondial donc kenn mënu si dara mais sant yàlla rek vraiment sant également suñu autorités yi vraiment gis nañu appui consul bi bu baax a baax a baax a baax. namoon ngeen Sénégal. ah top. Jadi merci beaucoup. ak Abdou Cibo laa tudd léegi nag man fii laa dëkkoon ci New York demoon vacances ta bu ma demee foofu nag ma bloqué foofu ma bëgg a retourner mun maa retourner ndax damaa bàyyi fii samay jabar ay samay xale ak lépp léegi nag ñu bloqué foofu plus de 3 mois et quelque léegi yàlla lu mu dimbalee rek après mooy
ambassadeur bi ak ñu ngi gërëm foofu ak président Macky Sall nga xam ne moom tamit jàppal na ci affaire bi pour ñu mun a am benn vol ñu ngi dellu si fii le 12 mois bi lañ jógee Sénégal ñibbi si fii ndax ñu mun a gis suñu njaboot ndax dëgg-dëgg bi dafa bari trop li ñu dégg ci New York dee nañu def nañu bari nañu loolu feesal na ci suñu nopp yi ndax boo bàyyee ay sa kër ay xale yu tuuti loolu boo dégg loolu xam nga ne da ngay doon mun a nekk tranquille alhamdulilahi rabbil alamin dañu dalal encore xal sénégalais yi lu ñuy dégg foofu ak kii bi alhamdulilah fii New York ñu ngi si jàmm. ñu ngi fii ci JFK aéroport New York c'est un vol spécial l'État du Sénégal vraiment ñoo jàppale ñi nga xam ay sénégalais lañu ñi nga xam dañu jógoon Sénégal te dëkkuñu fii ñëwoon ay vacances ñi ñëwoon ay visite fekk coronavirus bi ñëw na affaire yëpp bloqué mais avec tout ça vraiment l'État du Sénégal def na tout kattan képp ki nga xam yaa ngi bloqué woon vraiment consul général ak l'État du Sénégal ambassade toppati nañ leen. yàlla moom lu mu dogal rek jaam dafa war nangu ñu ngi woon nag fii macha allah mas bi téye ñu fi mais àdduna noonu la mooy nuyu son excellence monsieur Ndao et toute son équipe maanaam consulat bi ñëpp. ñu ngi fii donc JFK pour un peu essayer d'assister nos compatriotes yi nga xamante ne que dañu war a dem Sénégal dans le cadre des vols de rapatriement de Sénégalais en transit et bloqués aux États-Unis yi nga xamante ne que c'est sur instruction du président de la République ñun aussi la ko suñu ministre tutelle ministre Amadou Ba ministre des Affaires étrangères et des Sénégal extérieurs avec le secrétaire d'État Moïse Sarr donc et le directeur général des Sénégal extérieurs donc ñoom ñëpp ñu jox na instruction pour que ñu coordonner ko. Donc c'est ça, donc on est là pour coordonner le retour de nos compatriotes. Là on est sur notre second vol et il y aura 3 autres, Inch'Allah. Donc on fait ce vol du 24, après il y aura le 1er, le 8 et le 15. Donc tout se passe bien. En tout cas ñi nga xamante ne que ñëpp inscrire nañu au consulat dinañ leen mën a dugal ci vol yi pour ñu dem. fekk waa seen njaboot ci jàmm. di la ñu dajaloon tey di leen wax jàmm ak jàmm fu jàmm amul dara am fa. jërëjëf El Hadj Ndao ci xibaar yu am solo yooyu nga xam ne doomu Sénégal yëpp bloqué woon foofu ci États-Unis ñu nga doon jël vol ngir dellusiwaat ci réew mi moo tax nemmeeku ngeen jamono ji saa bu ministère limee rek ne ay cas importé waaye cas importé yooyu li ci am solo mooy mun nañ leen xam parce que aéroport international Blaise Diagne bu Diass fa la ñuy wàcc bu ko defee dinañ leen mën a quarantaine topp leen moo gën ñi nga xam ne dañuy dugg te kenn du leen yëg jaar ci frontières yi kon looloo waral cas importé yi ngeen nemmeekuwaat cas communautaire yaa ngi gën a bëri naka noonu lii di cas contact yi ñuy ñàkk seen bakkan tamit léegi mu mot téeméer ñuy jaale seen i mbokk ndax nag bëgguñu woon kenn ñàkk ci sa bakkan ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër docteur yi jamono ji ëpp na 2 junni ñuy ñaan ñu wër ba ñu delluwaat seen njaboot Sénégal nag ba mbas mi duggee ci réew ba léegi ëpp na 6 junni ay nit am nañ ko waaye lu tolloog 4 junni ak lu ko tegal nag ñoom wér nañu jamono ji di jaajëfal waa kër docteur di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñoo ci nekk gina ñaax suñu bopp ñaax leen mbokk yi mesure barrières yi bu ko defee ñu mucc ci feebar bi jàmm ak jàmm ba beneen yoon